Le droit de manifester, présidente, c'est inscrit dans la Constitution. Et la Constitution est au-dessus de toutes les lois. mooy ndeyu charte yi ci réew mi. lenn na ko tiital mooy liste titulaire ba nga xam ne Ousmane Sonko ko jiite ak ñu mel ne sama grande sœur Aïda Mbodj ñooñu la ragal ñemewu leen moo tax ñemewu la jànkaarloog ñoom. gis jigéen ñi nu ñu sonnee santé bi baaxul milliards yi ñuy tudd chaque jour dinaan def nañ ko ci santé fan lañ ko dugal nañu bàyyi xaalis yi ñuy sàcc di ko dugal ci seen i kër delloo askan bi li nga xamante ne li ñu moom. suñ la mayul nga manifester nu ñuy déggee li la metti donc maa tey bi dafa doy. waaw maa tey lañ fi nekk di def ak dama am doole yàlla rek a am doole ku dul yàlla amoo doole. te boobu aussi waxoon nañ la 8 bi passé moo doon démarrage su campagne waxuma ne campagne législative mais campagne pour dire Macky abal ñu suñu réew. bii tamit dañ koy confirmer pour qu'il dégage 2024 ndax nag sonn nañu. ñu ngi leen di woo nag 15 heures na ñëpp daje jigéen ñi kese bu ñu jógee taxaw foofa kenn du fa xaj waxatuma laak suñuy doom a nga fay ñëw te suñuy càmmiñ a nga fay ñëw. ñuy lancer un message pour le 17 incha allah jigéen ñi bu ñu fa kenn jiitu fulla fayda jàmm si jigéen la ko ñëpp xamee. te dañuy wax ni ñetti tàccu jigéen nag xajul ci benn boppu góor ah jigéen ñi tàccu leen seen ñetti tàccu tàccu leen seen ñetti tàccu. ñuy woote jàmm dañu bëgg ajuma nañu autoriser rassemblement bi tax nag. duñu suspendre constitution bi am joxe droit de manifester suspendre ko mu nekk au-dessus de toutes les autres lois parce que nee nañ code électoral bi wax na lii. ñoom ñu mën a valider seen liste ne yeneen liste yi duñ ko valider duñ ko nangu lii lañ ciy teg ku yàlla bëggul nga dee doo dee dinañu dem élection par A ou B. ndax dañoo yor gouvernement boo xam ne dañoo baadoo la kenn xamul lii lan la ci Sénégal kenn xamul ñun ban dëkk la ñu nekk nii. nit ñi sonn nañu askan bi tàyyi nañu man nag li may wax lu gàtt rek la mooy le 17 fu jigéen mën a nekk na génn. conseil constitutionnel li ñuy def teguñu ko ci dëgg ndax ñoom c'est des juristes kayit gi ñu ñambaas jox ko nit ñi war nañ xam ne ay milliards lañ ci def te milliards yooyu waruñu koo fawee kon soo bindee téere jox ko ni da nga war a respecter sa kaddu donc duñ ko nangu tey dañ leen a dicté nag. loolu nag bu ko Macky Sall comprendrewul dinañ ko wan le 17. ne ko soppi jot na ñu wallu te yeewi askan bi te bu soobee yàlla na mu meloon le 8 nu ko raw lay mel ndax xam ngeen ni bu jigéen ñi ayee dara du set. kon ku fi woote manifester parce que da nga am loo xam ne bëgg nga ko ñaxtu si dundinu askan wi ak si faagaagal démocratie wañ naa war a jox may la droit nga manifester si jàmm. donc ñu ngi woote jàmm ñun woote waxtaan parce que amuñu intérêt Sénégal di dugg ci guta te foog naa ne ñi koy wut dugal ci guta mooy ñi nga xam ne ñu ngi toog chaque jour di lijjantee nu ñuy def ba néewal doole maanaam képp koo xam ne teg nga tànk ci langue politique bi te xëj na di nga yàq seeni plan ñoom pour que ñu continuer di rester au pouvoir. tey ñëpp xam nañ ni fépp fu ñuy wootee jàmm ñun kenn duñu fa jiitu mais tamit fépp fu ñuy waxee xeex. talaatay ndeer le 7 mars sama yaay Aïda Mbodj ngi nii toog ay jigéen a ko jiite woon te kenn fàttewu ko te jigéen ñooñu seen ay doom seen ay sët ñoom ñoo fi nekk ba tey Sénégal amul benn jigéen buy daw bu jàmm jotee dinañ woote jàmm ñoom bu ñu bëggee jàmm dinañ continuer ak ñoom si jàmm bu ñu bëggee leneen nag wax dëgg yàlla fa lañ ñuy fekk. su demee élection dañuy dem élection suñu demul élection du dem élection c'est clair et précis ñu ngi déglu suñuy kilifa lu ñu wax loolu la ñuy def gis nga ñun bu ñuy génn di dem dañuy tàggu suñuy doom. ne leen suñu deewee dénk nañ leen diw sol suñuy dàll dem wuyu ji ñun amul lu ñuy daw. ndax fii dañ ne démocratie bi nga xamante ne la dëkk yëpp dañ ñu ko soppee nawee ñu ko dëkk Afrique boo dem ñu naan Sénégal démocratie loolu du fi dañ duñ nangu nag tey président Macky Sall di ko yàq ñun ñu toog di seetaan ndax buñ ko seetaanee tey ëllëg suñu doom dañ ñu waaye yéen président Macky Sall ba muy def lii fu ngeen nekkoon xanaa da ngeen toog rek na yàcc ne sax mel ne yaafuus duñ ko nangu ñun duñu yaafuusu kenn. te ajjuma nag Macky Sall dina jot ñetti tàccu jigéen ajjuma Macky Sall dina jot ñetti tàccu jigéen ñu ne ko jigéen ñi xiif nañ seen njaboot xiif nañu dinañ ko ni jigéen ñi fajuwuñu seen njaboot fajuwul dinañ ko ni jigéen ñi seen njaboot jàngul kon talut coono sénégalais dugg nañ nawet bi tey taw na béykat yi jaaxle nañ
est-ce que am nañu engrais amul est-ce que am nañu soudure mu ngi ñëw soudure sax c'est toute l'année maintenant parce que la vie est dure toppatoowuloo loolu ngay làngi ak ay saagakat di wër àddina bi di lambar rek ay saagakat waxatuñu loolu nga ni tey kenn du bokk ku nar a bokk danaa tas sa liste. te problème yii yëpp li ko daal mooy président bu tëlee mooy jël lu dul priorité def ko priorité ndax ñun assemblée lañ nekk xam nañ ni ñuy voté xamul luy priorité dañ ko dama ne jigéen ñi bu ngeen dóoree Macky Sall seen ñetti tàcc yi prononcé leen seen départ. li ñuy wax tey mooy na ñëpp ànd ak ñun ci combat bi ñi ngi woo ñëpp nag ci jàmm ak salaam ni ko sama sœur yi waxee ba pare mooy dañoo bëgg le 17 ñëpp génn ñëw taxaw ñu wane ne démocratie am na si dëkk bi ñu wane ne ñun li ñuy jooy pour suñuy doom suñu njaboot tax ñu koy jooy dañu bëgg suñu liste jàll ñëpp bokk. su Macky Sall amee ay jigéen yu nekk ci wetam di rëy làmmiñ ci lu dul dëgg ñi nekk ci dëgg war a ñëkkati seen baat donc dañ leen di wan ne ñun nawuñu leen. donc message la ñuy lancé pour que jigéen ñëpp nañu génn bu boobaa njaboot la jàmm la ñuy woote xeexuñu xuloowuñu ñoom nag su fekkee bëgg nañ jàmm. préfet comme ni ma ko waxee boo bëggee jàmm ci réew mi joxeel ñu suñu autorisation parce que c'est un droit constitutionnel di wax aux forces de l'ordre et de défense seeni yaay seeni sœur ñoo nar a nekk devant et ils auront une grande responsabilité devant l'histoire de ce pays ce vendredi-là avec ou sans autorisation entre guillemets nous serons devant bu ci yàlla àndee. dinañu dem élection par A ou B ñu li lançons nag un appel mooy président de la république mën nañ ne suñu càmmiñ la mën nañ ne suñu mag la mën nañ ne amul ku koy conseil amul jigéen ñu koy conseiller donc ñu ngi koy lancer un appel qu'il recule moo xam ne nu muy reculer mu bañ a bàyyi ba mu tàng ni Mars defoon mu reculer avant qu'il ne soit trop tard suñuy doom ñoo fay dem suñuy rakk ñoo fay dem suñuy jëkkër ñoo fay dem moom ci boppam ay rakkam a ngi ci ay sëram a ngi ci donc buñ ko dugal ci guuta. tey boo xoolee nguuram te di ngeen ko gis ci semaine bii di ñëw ñoom ñëpp takk nañ seen ay bagages takk nañ seen ay jaag ji daw nañ dem France dañuy fecc ji dañuy wayu pendant ce temps là Sénégal tey jigéen ñaa ngi souffrir tey benn yaay du nelaw bu sa doom génnee bu 20h jotee li sa doom wàccul boo tëddee doo nelaw numéro boo xam di nga ko woote pour xam fu mu nekk lan moo ko waral insécurité muus sax ci boppam boo ko téyee di ko pousse ba mu sa simir bu yàggee dalay song te yaakaar naa ñun tey foofu lañ toll ak le président Macky Sall dafa topp sénégalais yi di leen pousse di leen pousse di leen pousse di leen xiifal di leen maral di leen xooyantal goo xam ni tey jii suñu continuer banque suñuy loxo ëllëg nag jooy day wees parce que bi nga waree wax bi nga waree xeex bi nga waree jooy boo ko bàyyee ba mu paase boo gesoo koo fay fekk doo fa fekk kenn. même bu fekkee ne le gouverneur il a mal interprété les textes parce que dafa mel ni xamul ne bu ñuy wax propagande ab interdiction mais c'est par rapport aux médias mais tey ñun bu ñu ci bëggee boole mooy dafa bëgg a tas réew mi moo tax dañuy wax préfet yow am nga une grande responsabilité pour nga bañ a tas réew mi indi fii loo xam ne mosu fee am na interdire marche bi. jéemoo xool noo régler problème mu sénégalais yi waaye taxaw suba ma ngoon dafa gëdd naan man def naa lii def naa laa mais li nga def kenn gisu ko ndax askan bi li mu bëgg mooy lekk naan faju te loolu tey mooy problème mu Sénégal waaye yow soo yeewoo suba ba ngoon lenn rek mooy sa yitte nu may yàqee liste Yewwi Askan Wi nu may fexee ba nga xamante ne leader Yewwi Askan Wi duñu bokk. Macky Sall masul def lu bett sénégalais yi lépp lu mu ñu teg coono bu mu ñu mas a teg am na ay prémices ci kanam dina junj ñuy toog di seetaan ku ci nekk naan man laaluma laal na Karim Wade kenn ni man laaluma mu dem si Khalifa Sall ni man ñeneen ñi ni laaluñu mu dem jëm ci wàllu jëm ci Yewwi bu subaa ci Yewwi ñeneen ña toog sax di seetaan ni ñoom seen yoon nekk si bu paree si ñun si ñooñu la jëm. ñuy woo nag suñu moromu jigéen ñi ne leen tey c'est pas seulement la démocratie et les libertés ñoom ñoo nekk en jeu mais suñu dundin moo nekk en jeu ndax coono metti na de wax nañ ko tuuti mais am na lu gën a metti ñu ngi naan xale yi nañ leen téye mais xale yi mënuñu leen téye ndax tey ñun jigéen ñi ñooy dem ànd ak suñu njaboot parce que bu ñuy xeex c'est pas seulement pour nous mais c'est pour l'avenir de nos enfants parce que bëgg nañ ëllëg suñuy doom mën a liggéey am fu ñu dëkk takk ay jabar nekk ci jàmm loolu tamit beneen xeex la te ci xeex boobu lañ koy boole ajjuma incha allah donc kuy ñëw muy jigéen na nga ànd ak say doom ànd ak say njaboot ñu ñëw ci jàmm mais jàmm ji nag à condition que ñiy bëgg ko. dina jaar yoon dina mat sëkk
ñu ciy woon nag képp kuy jigéen ci Sénégal képp koo xam ni balaa ngay jox sa njaboot mu lekk da ngay sonn képp koo xam ni say doom jànguñu ni ñu war a jàngee képp koo xam ni say doom jàng nañu ba yor seeni lijaasa toog ci biir kër gi di la wéttali boo leen joxul ndekki duñu dem képp koo xam ni balaa ngay am ndox da nga koy rooti ji képp koo xam ni boo feebaree da ngay sonn pour nga faju wala sa njaboot faju. Cet appel est lancé à toutes les femmes vulnérables qui souffrent dans ce pays. tàccu leen ñooñu la ragal ñemewu leen